mbokk yi salaamaaleykum ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm rafetlu seen ànd ak ñun ci ITV ñeent fukki simili ak juróom tegu ci juróom-benn waxtu bisimilah ci xabaaru maraxi li ci gën a fës jokk na ci jullik tabaski gi du am ren ca juma Tallinn li ko nag mooy mbas mi ak na muy yokkee ay jéegoom ci Sénégal xalif bi nag di sàkku ci ku ne mu toog këram ngir jullee fa danañ ci dikk nu mu gën a yaatoo ci kenn ci njaboot gi ci indi leeral ci ndorteelu xabaar yi bu ca lande Massir Baderi moom lépp la ñu taxañ sànni fële ca Castor fa nga xam ne laskan wi dikk ngir dem seen diwaan ngir mën a fa amalee jullik tabaski gi li mu mel ni kon bataaxal bi nga xam ne jëwriñ gu ñu dénk wàllu dem ak dikk bi da ko daal di xaatim ñoom nag des nañ ci tënku ndax foofee nag amul jëfandikoo sel waxuma la takki masque waaye nag jamono jooju ca dëkk bu tëdd ba Touba Mbacké ca marché Ocass soble saa fay jalaañoo ñàkkul nag ñi nga xam ne ñoo ci yëngu ne nag waxtu yi ñu ngi daj ay coono yu tar dinañ ci dikk nu mu gën a yaatoo ak góor ndak loo ci xabaar yi. article ay bés bi kon sunu naataango yu yëglekaay bi di groupe Futur Média di l'Observateur kon lañ ko daal di jagleel ginnaaw xët woo xam ne bind nañ ko jagleel ko mbas mi ci Sénégal ne nag Sénégal dafa nekk ci rëdd wu xonk bi ginnaaw bataaxal boo xam ne sunu naataango bi di Aïcha Fall moo ko daal di bind li ko firndeel nag moom ne lépp ñeent fukki nit ñoom ñu ngi da leen takkal kon ay masque ngir ñu mën a nokki waaye tamit lu jëm ci ralu réanimation yi dafa fees dell ba tuuru ndax lal yëpp dafa daal di fees ndax am nañu ci daal di tëdd loolu kon di firndeel tolluwaay mbas mi ci Sénégal dana ci ànd ak El Hadj Malick Cissé laata njeextalu xabaar yi mbokk yi loolu gën a fës ci xëtub xabaar yi nees ki bu yàlla ànd ñu ci faram fàcce. gërëm leen ci ànd beeg ñun ci ITV mbokk yi salaamaaleykum daleen ak jàmm ci xabaaru marax yi des ko door ak ni ñu ko junjee ci ndorteel li jullik Aïd el-Fitr gi du am ren ca juma Tallinn gi ki ko daal di xam ne nag mooy xalif bi li ko waral mooy mbas mi ak na muy yokkee jéego di lawali bànqaasam ci Sénégal loolee tax muy sàkk ci ku ne ci askan wi fa nga nekk sa kër nga daal di fa jullee tabaski gi loolee kon moom mooy xalaatam moom mi nga xam ne kon mooy Thierno Madani Tall moo ko daal di xam la ñu teewlu ci kenn ci ñi bokk ci njaboot gi de Cheikh Omar Sy moom nag membre ci association bi di Habab les amis de El Hadj Omar Foutiyou Tall ñu teewli kàddoom ci jokkoom ak Cheikh Diop. décision bi la xalif Thierno Madani jël muy serviteur de la communauté oumarienne da ko jël ba mu waxtaan ak njabootam bi frère am yi nga xam ne tey muy Thierno Macky Tall ak Thierno Seydou imam Thierno Seydou ñu xool ne mbas bi dafa am doole te tey gis nañ ne am na plus de 1366 cas ñu ne nag li gën mooy tey ñu surseoir ci li nga xam ne tey julli tabaski bi parce que julli tabaski bi li muy dajale ci mbooloo dafa bëri te bu ko defee tamit mën na indi yeneen jafe-jafe loolu tamit ñu ñaan tamit ñi nga xam ne dañ fa doon ñëw bu ñu mënee ñu mën a julli seen kër ndaxte tamit mu mën a xeex li nga xam ne tey mooy jàngoro bi mu ngi ñaan nag yàlla jàmm ak xewal ñu wàcc dëkk bi nit ñi mënaat delluwaat ci seen i liggéey dellu ci seen i activité jàmm ak salaam wante ni ñu respecté mesure barrière te xam ne feebar bi jéggi na doyoo loo tax mu jël décision boobu xam na ne di décision du yomb loo xam ne tamit neex na ci xol parce que ku nekk bëgg na bu tabaski jotee nga daje ci jumaa ji saafonteeg say mbokk def li war ci jullit mais mbas bi moo ñu ëpp doole tey mu décidé ne lii moom li ci gën daal mooy ku nekk julli sax ba année prochaine incha allahu rabbi. Cheikh Omar Sy moom nag dafa bokk ci association bi di Ahbab di les amis de El Hadj Omar Foutiyou Tall leneen nag ci wàllu xabaar ak réew Maroc ñoom tamit dogal bii la ñu daal di jël ñoom foofee tamit jullit tabaski du fa am ci jumaa ya li ko waral itam mooy mbas mi ak nu mu yokkoo ca dëkk ba loolu lépp nag tax ñoom tam jëwriñ gu ñu xam ne moom la ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu diine rawatina ci wàllu islam foofee ca dëkk ba jël boobule dogal ñu daal di wax ci tolluwaay mbas mi ci Sénégal ni ki tey lu ëpp junni ak ñetti téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn nit ñoo am woppi Covid 19 loolee kon mooy xayma bi bàyyeekoo ci jëwriñ gu ñu dénk wàllu paj mi ci Sénégal lu toll na ci ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak benn nit ñoo am woppi Covid 19 bi ñoom ñëpp ay cas communautaire lañu juróom-ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak juróom yi nekk ay cas communautaire téeméer ak juróom fukk ak ñeent ñoom jot nañu wér ci mbas mi ñaar fukk ak juróom-ñeent nekk ci sowtaas waxtu wi kon juróomi nit ñoo si ñàkk seen bakkan yóbbu lim ñu faatu ci mbas mi mu duggee Sénégal ak tey ci junni ak ñaari téeméer ak fukk ak ñeent lu toll nag ci juróom-benn junni ak fanweer ak ñaari nit ñoo nekk ci traitement bu ñu sukkandikoo ci bataaxalu ministère de la santé.
arrêté bi nga xam ne jëriñ gu ñu denk wàllu dem ak dikk bi bind na ko di sàkku ci wàllu woowee nga xam ne ñu ngi yëngu kon ci wàllu dem ak dikk bi ñu daal di tënku ci mesures barrières yi waaye nag loolu bu mel ni kon ci diwaanu Castor des nañ ci tënku ndax ñi nga xam ne ñoo fa dikk ngir dem ci diwaanu Saloum ak la ko wër des nañu jëfee boobu les mesures ndax nag ñoom gel hydroalcoolique yi kon des nañ ko jëfandikoo waxuma la ak takki masque kon daal foofee lépp lu jëm ci ay mesures barrières kon tënku ci ñu dem ci foofee fekk fa sunu naataango Abdourahmane Ly reportage. yile passager daanaka fàttewuñu dara ba mu des ay masques yoo nga xamante ni ñenn ñi rekk ñoo ko takk daanaka lu ñuy woowee respect des mesures barrières doonul li nga xamante ne yitteel na ñi nga xamante ni ñu ngi wutali ci Kaolack muy ñoo nga xamante ni naruñu woon yéeg ci bus bi bu ñu sukkandikoo ci Mamoun Faye. bus bi tamit soo duggee gars yi dañ lay laaj an sa masque xam nga ñun ainsi ñoo ngi waajal client yi képp ku dugg rek takk sa masque. te Covid bi ainsi nii deuxième vague bi mooy non su takkul masque du dugg su takkul masque doo dugg ci bus bi il faut nga takk masque. daanaka leneen la ñu nemmeeku kon ci biir bus bile arrêté wu màkkaanu jëwriñ gu ñu denk wàllum dem beeg dikk bi daanaka file joxuñu ko bopp Sidi Sarr moom ndigalu sëriñam lay xaar ngir respecté lii di mesure barrière yi. suñ ko diglee moom dinañ ko def ngir ndigal ndax suñ sëriñ loolu la santaane fépp fu ñu leen joxee ndigal na ngeen ko def. te bu ngeen ci am benn xaar ma yàlla waaw maa la ko wax. Jaabi Ndaw moom biir na ko ni kaa yaa ngi yokku même bu fekkee ni fekkuñu ko ak masque jëm ci tënku yi nga xamante ni xamle nañu ko bu fekkee ni kaa yaa ngi woy di yokku mu ngi woo kilifa yi ci ñu bàyyi xel koom-koom réew mi. leen daal lay ñaanal état bi ni ñu tëjee nit ñi première vague bi bu ñu def nañ ci deuxième vague bi bu ñu def nañ ci troisième vague bi comme deuxième vague bi jàll na. bu ñu def nañ troisième vague bi ndax Sénégal dafa ndóol Sénégal nit ñi amul lu ñu lekk amul lu ñu naan boo leen tëjee dañuy gën a dee rek fii loolu fi am lekk amu fi naan amu fi tëj nit ñi nag moom duñ am lu ñu lekk duñ am lu ñu naan waaw loolu tamit war nañ ko xoolaat. jox bopp lii di mesure barrière yi muy yoon bu ñu mën a may ñu bañ a yegg ci yooyee tënku ci gis-gisu Fatim Mbaye. sant yi daal dañuy ñaax askan wi que ni Covid bi mu ngi fi toujours que ni ñoom ñu respecté mesure barrière yi. di moytu parce que feebar bi tamit moom nga moytu nga fagaru moo gën fajo comment dirais-je loolu moo gën daal. jox bopp lii di mesure barrière yi bu ñu bëggee kaay wàññeeku wante même bu fekkee ni màkkaanu jëwriñ gu ñu denk wàllum dem beek dikk bi génne na ab arrêté ngir ñaax askan wi ci loolu ci biir oto yi mesure barrière yi moom doon na li nga xamante ni jafe na loolu nga gis fi ku ko respecté. Abdourahmane Ly jërëjëf ca Touba maa ne ko junj ci ndorteelu xabaar yi foofu nag lii di soble si moo jëlaañoo ca marché Ocass kon jàpp nañu ni du manqué ci période tabaski bi waaye nag ñoom ñi nga xam ne ñoo yëngu ci wàllu woowee nee nañu kon ñu ngi jànkonteel ay jafe-jafe yu tar yoo xam ne mën na gàttank seen koom-koom waaye itam seen liggéey góor ndak loo Thierno Faye reportage. lu yees ayu bés ci marché Ocass bu Touba ñu mën fee nemmeeku soble su bëri naka noonu pombiteer ginnaaw ba délégué bu pàkku soble bu marché Ocass bu Touba di xamle ne loolee la ko waral du lenn lu dul mbay mu nangu. tubaarkàlla bari na am na macha allah moom wax dëgg yàlla am na bu baax a baax a baax a baax moom kay xanaa nes ko jaayale fi wax waaye moom am na bu baax a baax a baax waaw am na bu baax a baax te it prix yi wax dëgg yàlla nekk na prix yoo xam ne gérul ndax soble fi mu ne nii actuellement bi fi gën a seer bi ci prix bi gën a seer 200 lay jar ci bascule bi ci gën a seer 200 lay jar ba 175 ba 150 sax waaw ren moom wax dëgg yàlla li nekk soble ci réew mi moom bu ci gouvernement dugalul loxoom gën ñoo jàppale moom dana mën na am ay jafe-jafe lool ci wàllu njaay mi waaw ci wàllu njaay mi ndax bari na tubaarkàlla am na. ci noonee moom délégué bu pàkku soble bu marché Ocass bu Touba sàkku ci gouvernement bi mu gën a dooleel production locale bi ngir ñu mën leen a may ñu jaay seen produit yi lée moom kay xanaa li ñuy sàkku kay mooy gouvernement bi ak président mu jéem a ñëw xëccal soble bi comme délai yi ñu ko daan bàyyi ñu jéem a yokkaat délai bi ndax soble bi ren moom wax dëgg yàlla même bu somsa bi nga xam ne mooy mujj génn sax fi mu ne daanaka amut fu mu jaaragul ndax soble gal mi beeg projet yi fi ne somsa bi sax amagul fu mu jaar fi mu ne nii moom wax dëgg yàlla soble moom li ñuy wax kay mooy ñun koy jaayee kay lan bëgg ñu jàppale ci bu baax a baax pour mu mën a dem bu normal daal. ci marché Ocass bu Touba wàccaayu ko Aïdal Kabir gi fës fi lool donte mbas mi mu ngi wunniwaat ci ñetti fan yi ñu génn ci dëkk bu sell bi léegi.
Baye Gora jërëjëf jënu ko ñu dénk wàllu napp gi ak lépp lu ajoo ci géej gi Alioune Ndoye amal napp lël waxtaan ak tàggatu ko ak tàggat ñi nga xam ne ñoom ñoo tënk ci comité technique ak pilotage bu lépp lu jëm ci ab projet woo xam ne dañu la projet bi ñu ko dippee ban stratégie la ñuy teg ci wàllub réewum Sénégal gépp jëm ci wàllu port yi ci nekk Sénégal loolee nag nekk na mbir moo xamante ne mbir mu am solo la Makhtar Diallo kenn la ci moom mu ñuy indi ak gindi ci solos bi nga xam ne boobu ndajo amee na ko ñu teelu kàddoom ci micro mu tagakan du fait de nos positions géographiques. ni port bi taxawee ci alam bi baax na lool moo tax port autonome bu Dakar nekk bu ñuy jëkk a daj suñu bawoo États-Unis moom la ñuy mujjee dajit bu ñu jëmee États-Unis am nañu lu ëpp ci juróom-ñaar téeméer ak fukk ak juróom-ñetti kilomètres de côte yoo xamante ne ni géej la fii ci Sénégal su weesee loolu téeméer bu ne juróom-ñeent fukk ak juróom mi si koomu réew mi port autonome lay génne lu mel ni port bu Ndayane nga xam ne port bu xóot la ak Bargny Sendou yooyu yëpp ay projets yu am solo la pour Sénégal am na it yeneen i projets yu nekk pipeline bi wande njiitu réew mi dafa namm ñu def taxaw seetlu ngir xam fu ñu jëm moo tax moom mu ànd ak stratégie nationale portuaire bi muy ay jumtuwaay yu ñu taxawal ngir gën a mën a ñoŋal port bi ak tamit investissement yi ndax kat investissement yi bëri ñu ngi koy def te xamuñu dëgg fu ñu yóbbu moo indi taxaw seetlu bile bu ñu continuer ci réer mile mën nañu am lu safaanook lii suñuy bëgg-bëgg ñu ngi jëm ci wàllu exploitation pétrole ak gaz yu nekk ci biir géej loolu yëpp nag mu wone ëllëg bu rafet bu neex pour Sénégal. tout régenté. ginnaaw napp gi mbay mi ñu daal di ko waxtaanee ak jëriñ gu ñu ko dénk ñoom itamit amal nañu ay activités yu am solo jëm rek ci li nga xam ne moom mooy protection sociale projet la boo xam ne lañ ciy jublu mooy fexe ba lépp loo xamante ne nii la ñu dippee ay chaîne de valeur ñu gën ko ñoŋal ci Sénégal ginnaaw gi nag ñoom jot nañu xaatim ay déggoo seen diggante ak CMU ak lii di kuréel yi nga xam ne moom mooy jàppale baykat yi ak ministère bi ñu dénk wàllu mbay mi ci Sénégal Babacar Seck ci leeral. ñi di yëngu ci projet de valorisation des eaux pour le développement des chaînes de valeur ñu tuddee ko Proval CV nekk ci ministère bi ñu dénk wàllu mbay mi dina leen dugal ci couverture maladie universelle loolu ñu jublu si fexe ba baykat yi di liggéey te duñ si am benn tolof-tolof. suñu cible ci suñu mission yi ñu jox nañu couvrir secteur informel bi ak monde rural donc suñu partenaire privilégié dafa waroon na nekk waa ministère de l' agriculture. pour nga am productivité il faut nga wér balaa nga ne naam ne fa donc nit ñi suñu wérul duñu mën a liggéey suñu mënul liggéey duñu mën a produire suñu mënul produire nag loolu problème la mënuñu woon am beneen initiative bu ko gën ñu ngi am njort ni danañu def liggéey bi ni mu waree ba nit ñi mun ko constater rafetlu ko ñu mun ci roy pour que ñu couvrir population monde rural bi yëpp. bu weesoo wérgu yaram lépp lu jëm ci assurance ñu jëmale ko ci jumtukaay yi nga xam ni béykat yi ñu ngi koy jëfandikoo nekk na lu ñoŋ ci juróom-ñetti région ci Sénégal. ci seen tool assurer si seen jumtukaay yi ñuy liggéey assurer aussi seen jur projet bi aussi dina tax ay xeetu assurance yu bees yoo xam ne moom la ñuy wax comme assurance indicielle nga xam ne dafa laaj xarala yu kawe ci mbiru science pour assurance ci contre sécheresse. projet bi dinañu appuyer aussi ñu génne ay indices yu bees yu gën a am solo pour assurer bu maral amee baykat bu ne ñu mën a teg ci loxoom dara loolu bon mën naa jàpp ne avec cette convention bi signature bi tey assurance bi répondre na tontu na ci performance. ñi nga xam ne dina leen dugal ci couverture maladie universelle tollu nañ ci ñaar fukki junniy njaboot buñ koy xayma ci ay koppar dina toll ci ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaari millions ci sunu xaalis. Babacar Seck jërëjëf Sénégal nag ñàkk kenn ci doomam koo xam ne ku ràññeekoo na ci wàllu tàggat yaram nekkoon na président bu conseil constitutionnel nekkoon tam président bu fédération sénégalaise bu football nekkoon tamit ci membre ci conseil ci comité international olympique yooyu yëpp nekk ay kuréel yoo xamante ni yu ràññeeku la ci Sénégal ak ci bitim réew di Youssouf Ndiaye moom nag ni ki démb la génn àdduna ginnaaw gi nag ay kaddu seede jëm ci moom ndax nag taxawaay bi nga xam ne amee woon na ko ci Sénégal waaye nag doon koo xam ne ku ràññeeku woon la ci lu juddipee sport ak étude ñu ànd ci kaddu seede ak Babacar Ndaw Faye rédacteur en chef bu site bii di emedia.sn ay kaddoom ci micro Cheikh Diop. boo xoolee stade Demba Diop bi nga xam ne mooy stade bi gën a mythique ci football Sénégal bokk na ñi ci ca dugal but yi ñuy gën a fàttaliku ba tey jii bi nga xam ne ñu ngi naan ci rond central bi daanaka la ko dugale woon mu jógee également ci pratique sport bi nekk tamit dirigeant boo xam ne dafa gravir échelon yëpp maanaam dafa jóge ci suuf dem ba ci kaw a kaw a kaw di jiite na fi fédération sénégalaise de football jiite na fi fédération sénégalaise de tennis dem na ba jiite comité d'éthique commission d'éthique bu comité international olympique
olympique nga xam ne mooy daanaka gouvernement sport ci àdduna bi mu nekk koo xam ne daanaka dañ ko ràññee fii ak feneen ci wàllu sport mais ku wax Youssoufa Ndiaye tamit wax carrière gi mu am ci wàllu justice ndaxte nekkoon na juge nekkoon na premier président cour d'appel nekk na président conseil constitutionnel bi nga xam ne diggante 93 ba 2002 ci période boo xam ne ci histoire politique Sénégal nekk na période bu bëri ay yëngu-yëngu ba ci nga xam ne moom mooy ki nga xam ne moo acté daanaka li nga xam ne mooy première alternance politique u Sénégal en 2000 boobu fekk na mu jiite cour conseil constitutionnel mu ngi noppalu nag fële ca Saint-Louis ak ay mbokkam fu ñu wër ko mu nekkoon koo xam ne bi carrière am politique ak carrière am sportive daanaka jeexee dafa dem làqatu fële ca Ndar di dundam tranquillement sori un peu li nga xam ne mooy coowu politique ak yooyu yu mel. Youssoufa Ndiaye ñu koy jàlle kon Sénégal yëpp ak askanu Ndar gépp ñaanal ko sunu borom xaare ko àjjana oyofal suuf ci kawam maa ngi koy junj ci ndorteelu xabaare article ay bés bi ñu jagleel ko sunu naataango yu groupe Futurs Médias de l'Observateur ginnaaw xët woo xam ne bind leen ko jagleel ko mbas mi ak taxawaayam ci Sénégal ne sunu réew di Sénégal kon mu ngi ci rëdd xonk wi firnde li mooy lu ëpp ñeent fukki nit ñoom ñu ngi leen takkal masque kon ngir ñu mën a nokki ndax dañoo amee jafe-jafe ci wàllu woowee lu ëpp nag lal yi nga xam ne kon jagleel nañ ko ñi amee wopp Covid-19 nekk ci Sowtas tamit lal yi dafa fees del ndax ñëpp ñi nga xam ne kon dañ cee amee boobule wopp dañ ci tëdd ba sax am na ñoo xamante ni kon ñu ngi ci jafe-jafe ci wàllu woowule ba tax kon sunu naataango yi ne kon mbas mi ba tey ma ngay lawal waaye nag indi na gàllankoor ci wér-gu-yaram askan wi ki ko bind di sunu naataango bi di Aïcha Fall andi na ci leeral ak El Hadj Malick Cissé ñu teewlu ko ci article ay bés bi. coronavirus di def ay jéye yu doy waar variant delta bi ñëw sonnal askanu Sénégal lal raya Covid yi fees dell L'Obs jàpp ni lii kawte fa. mën nañ ne situation bi dafa doy waar parce que dafa relatif parce que fañ jógee moo sori donc fa nga boo jógee fu sori après nga daanu fu suufee dafay xaw a doy waar parce que Sénégal bokk na ci dëkk yi nga xamante ne moom la monde bi waxuma Afrique moom la monde bi doon wax na waaw Sénégal moom na seen experts yi aay nañ de nan lañ def ba maîtriser affaire bi nii amuñu woon cas yu grave parce que maîtriser woon nañ yëpp parce que gouvernement bi tegoon na fi en place ay mesures yoo xamante ne nit ñi tiitoon nañ respecté ko technicien ministère de la santé defoon nañ liggéey bu baax ba lépp dañ ko contenir woon léegi nag soo jékki-jékki nag nga jógee fii ñëw fii alerte rouge dañ koy wax parce que alerte rouge mooy que attention lii début la parce que yàgg nañu wax nañu delta dafa virulent ni muy lawee dafa ëpp donc te ñun nee nañ ne lii début la parce que il faut que donc ñu commencer wax population bi nañu peut-être il faut que ku nekk xoolaat bu baax ni ngay toogee parce que affaire bi nga commencé jéggi dayoo nga am lu tuuti moo des mu am ñaar téeméeri contamination ci benn fan bari na. contamination yu bees yi téeméer boo jël fanweer yi variant delta moo ko waral. ay bouteilles d'oxygène ñu koy yóbbu ca dalal jàmm li yëpp di wane ni gestion troisième vague lu metti la ci autorité. loo xam ne dañ koy lam-laamee sax parce que li ma la wax rek nee naa la ci ginnaaw tuuti xëy na peut-être léegi dafa noppi sax mais yàgg na ko ñaxtu professeur Seydi moom lañ gën a ràññee ci affaire maladie infectieuse professeur Seydi yàgg na wax ne Sénégal amuñu matériel bu doy ci lalu réanimation ci oxygène pour faire face bu yenn explosion yi amee. donc suñ ñëwaatee tey nañu dalal jàmm lal yi fa nekkoon jëf fees na xam nga coronavirus nu mu lay rayee mooy que dalay fatt donc ñi muy fatt dañuy soxla oxygène donc loolu bu amatul catastrophe la léegi problème bi nag mooy suñ ñëwee Seydi comme yàgg na ko wax te Seydi ràññe nañ ko trop ci liggéey bi yàgg na wax ne am nañ ay manquement ci infrastructure tey bu Mamadou Seck ñëwee wax ne dalal jàmm lal yi fa nekkoon yëpp fees na benn dañ koy gëm ñaar dañ koy gëm parce que mënuñu ne cas grave yi du topp progression bi parce que mënuñu am chaque jour ay téeméeri cas ay ñaar téeméeri cas ba pare nga ne lal yi feesul kooku def naa yellu amul maanaam. Sénégal bokk na ci dëkk yi nga xamante ni coronavirus sonna na leen trop ci Afrique sowu jant. OMS di organisation mondiale de la santé di artu ni troisième vague bi lu gaaw la te dafa jéggi dayoo. Dakar ak Thiès nekk district yi nga xamante ni
évolution bi dafa jéggi dayo. Le ministre de la santé ci boppam loolu du suñuy waxu ministre de la santé la moom mooy kilifa gi gën a mag ci santé moom moo ne Dakar moom moo yelloo feebar bi Dakar moom mooy joxe moom mooy law fii lay lawee lu ëpp donc Dakar mooy épicentre bi su weesoo Dakar mais loolu encore dinaa ko wax après ma ne c'est pas nouveau parce que deuxième vague bi on avait la même chose bu weesoo Dakar Thiès mooy la capitale du rail foofu que tamit propagation bi mooy ni muy lawee Thiès moo ci topp après Dakar après Thiès Diourbel gën nañ ci ràññee Touba te Touba lu bëri journaliste yi bindoon nañ ci lu bëri lan moo taxoon mu law Touba parce que nit ñi gëmuñu ko parce que nit ñi dañuy daw vaccination bi parce que nit ñi dañuy tout le temps dañuy xaar ñu jox leen ndigal donc loolu yëpp waxoon nit ñi xayma woon nañ ko donc du surprise après la surprise pour man li may xaw a jaaxal mooy lan moo tax Saint-Louis ñëw bon après peut-être que li mu nekk pays dëkk bu nekk ci xaw a frontière xaw ma mais Saint-Louis moo ci topp en termes de propagation mais li ma lay wax nii mooy que su boo jëlee Dakar nga jël Thiès nga jël Diourbel ñoo li ñuy wax le trio gagnant moo dafa mës a nekk le trio gagnant ci terme li feebar bi di lawee depuis première vague ba léegi ñoom ñoo nekk. ñàkk sàmmonte ak mesure barrières yi dajaloo yi tamit di gën a takkarnaase moo tax sama naataango bi nekk ci yéenekaay bii di l'Observateur ni responsabilité bi état bi la ku si njëkk njiitu réew. ci gouvernement bi en premier le chef de l'État Macky Sall moom laa njëkk a teg kii bi parce que moom lañ fi moom mooy représente Sénégal moom suñuy wax en termes d'image moom mooy la vitrine du Sénégal moom la nit ñi di keroog ba feer bi duggee Sénégal moom moo génn war ñu ni ñuy raxasoo parce que moom la nit ñi war a roy mu fekkante ne yaa di c'est compliqué moom mooy nit ñi moom la nit ñi war a roy donc su fekkee ne yow la nit ñi war a roy te yow yaa jël décision yi te yaay wax nit ñi garaaw na wala garaawul après yow boo bëggee ne cas bi garaaw na te yow boo wëlbatikoo nga dem def ji ay tournée dagale ay nit say ministre dagale ay nit say député dagale ay nit après nga bëgg ni population bi nga xamante ne dañuy nekk ci mbedd mi di xostu parce que Sénégal c'est un pays de l'informel ah donc ñi nga xamante dañuy nekk ci mbedd mi di xostu pour am lu ñu yóbbu seen kër nga leen non yéen bu leen regroupé mais ñun bàyyi leen ñu regroupé wu am na loolu la jigul ci mbir mi. nañu def nànk ñetteelu vague Covid-19 dugg na bu baax ci réew mi spécialiste yi jàpp ni variant delta bi nu mu rawee virus initial bi sax dafa jéggi day. El Hadj Malick Cissé jërëjëf kon nag mbas maa ngi fii ba tey kon ñu daal di sàlloo tënku ci mesures barrières yi ngir mun ci mucc ñu ñaan borom bi aar Sénégal sàmm ko ci mbas mi ngir mu gaaw génn fi waaye nag foo rek ñu daal di tënku ci mesures yi gërëm nañu leen bu baax mbokk yi loolu moo laf laaj xabaaru marax yi gërëm ñëpp ñu ci jàpp ba lépp yem rédaction bi jox leen dig daje 19h45 ci yaatal ci kàllaama tubaab ak Ajaratu Awa Diop Sène fii ak boobu ngeen woy di ñu topp ci ITV ndax mbiri ngi ci jërë ngeen jëf.